Birahim di nuyu Fofana ak Mame Mbaye. ngay masawu yooyu. da ngaa sañse. ok sigil sa wàll sigil sa wàll. rajo tam da ngaa sañse. Mantoulaye ci bundooy mi ñàkk yaayam encore une fois. Mantoulaye vraiment ci suba mu nekk. ñu koy masawu bu baax. bu metti franchement aywa maam. voilà nuyu naa Yacine Seck. nuyu ziar. ngay fay maam. oui. waaw mën ngaa continuer moom. voilà ay message yu bari nga xam ne jot naa ko nag ñuy jaale ki nga xam ne moom mooy Mantoulaye ci bunoo yaayam ji nga xam ne moom moo génn àdduna ñàkk rek dafa metti rawatina waajur bu jigéen ndax nag wéeruwaay la te gis nañ ni mu ci sonne woon ci yaayam am na ngërëmal làq na ngërëmal waajuram ba nii waajuram génne àdduna ñu koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ waaw ci kanam tuuti nag dinañ fa yegg insha allah def ñun waa matinal def sunu délégation dem jaale ko aca kon nag yéen a ko doon wax sànq dañu koy door wax yéen kaay groupe des médias gannaaw ba ma nuyoo sama mbokki mool yi ndax mbégte am na ñu nekkoon Guinée Conakry Alioune Ndoye dem na fa te andiwaat na leen dinañ ci di kat yéen kaay groupe des médias tribune yéen kaay dafa dikk ci kàddu yi nga xam ne président Macky Sall daf ko yëkkati moom bu waree wax lu am solo ñëpp gis nañ ne kon sa tubaab ya lay dem def déclaration cette fois ci tamit noonu la ko defee rek sa France ga mu nekk la yëkkati ay kàddu tontu ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi wax wàllu seen man mobilisation bi nga xam ne defoon nañ ko fa yëkkati ay kaddu ne ay élection législative kenn du ko tëgg fii ci réewum Sénégal te Yewwi bokk si Macky Sall nag wiiriwul tourné wul autour du pot tontu na leen tontu bu jub xamal na leen ne dañ na leen jàkk yéen a yóotu ne da ngeen di noddu si jàkka ji ñu ne leen noddu leen ngeen noddu seen baat génnul nga ne tëdd sa këram moo leen xoj loolu mënul nekk yéen da ngeen di bokkee élection ñu ne defal leen seen liste defal ngeen seen liste juum ngeen respecté wu leen parité ngeen ne état la yéen a ngi bëgg tooñ nag état wax fa dëgg neex yàlla yéen ci boppam yéen a ngi tamante ndëmb seen liste baaxul cuune ngeen ba seen liste baaxul muñ leen te dem toog président Macky Sall nee na loolu mënul tere ay élection day am fii ci mim réew te nag nee na leen mars 2021 bi ngeen jël def ko nag misaal ne la woon mooy amaat bie boo ngeen xam ne la woon ni na de du fi amee du samay kàddu ba tey président Macky Sall mooy dànqaafu te nee na mboolem blocage mboolem gàllankoor bu ñu fi jéem a andi dinañ ko régler seen façon te nag nee na li jaaxal nit ñi moo di opposition bi bu fekkee ab dogal dafa wàcc mu arrangé leen kenn du leen dégg arrangé wu leen ñu woo askan wi ci ab xeex nee na ñii bëgguñu Sénégal du samay kàddu président Macky Sall moom moo ko xam ne ci yéen a kaay groupe des médias xam ngeen ne sa mobilisation boobee Abdou Bara Dolly Mbacké yëkki na fa ay kàddu doon sa sàppali moom ay kàddu yóbbante ko ki nga xam ne moo di président Macky Sall kàddu ya mu dolli woon doon ca sàppali nag tax na article 80 yetub article 80 dar na ci kawam ndax procureur jël na mbir yi donc nee nañu dañ ko placé en garde à vue moom Abdou Bara Dolly Mbacké ci kàddu ya nga xam ne daf ko yëkkati woon teg ko ci kaw président Macky Sall jëm nag ci maître Abdoulaye Tine la nga xam ne jotoon na ko dugal jàppale ne kon Cour suprême joxe na rendez-vous 23 juin ngir nag ñu xam ndax wàllum parrainage dañu koy annulé am déet waaye nag lii di xeeñ neexul benn yoon lii di xeeñ neexul Abdoul Mbaye moom nee na lii di raam ci ñag bi la jëm te buñ ko seetaanee ba mu dugg fa nag réew mi dana tàkk donc bi yeboo ñu xool na ñuy tëggee élection yi ñëpp mën a bokk ku nekk gis ci sa bopp. xalif Sénégal politicien yi indi ñu ne réew mi tàkk. waaw moom Abdoul Mbaye nee na moo ko wax de. Abdoul Mbaye craint le pire. ci taal réew mi dañuy dem taali ko. waaw xeexiwuñu taaliwuñu dund gu seer gi lañ bëgg mu wàññeeku. dañu may jàmm waay. Abdoul Mbaye dégg nga. nee nañ bàyyi réew mi dana tàkk chaque jour même def discours bi gën a ragal ci àdduna. non moom xam nga moom tàkk tubaab la xam nga moom léppam dafa tubaab. ñëpp bi laay du moom rek damaa c'est que wax ji moom a yee rek mais ñun ñëppay wax loolu. voilà bàyyi leen réew mi dana tàkk en tout cas Abdoul Mbaye moom nee na lii di raam si ñag bi la jëm te buñ ko fa seetaani ba mu dugg fa du fa génne réew mi dana tàkk sa Touba nag xalif général ku lu murit al Muntaxa suñu xalif bu baax bi moom nag maire ba futu la def fi nanu doxalee jullit yi foofee sa New Delhi sa Inde loolu tax na nag muy sàkku ci ambassadeur bi nga xam ne moo nekk fii bu Inde mu jéggalu def excuse publique dinaa ñëw ci agresseur ba nga xam ne moom la ñu defal bagage foofee sa maris démb moom jot na wàllam Walf Quotidien dafa dikk ci il y aura des élections président Macky Sall loolu tontu Ousmane Sonko xii ñoñam ñoom ñi nga xam ne dañu ne ay élections du fi am lu dul Yewwi dafa bokk Vox Populi foofu la génne Vox Populi nee na mu neex mu naqadi ñoom mu neex leen
mu naqadi leen ay élection dafay am loolu nag moom du ay menaces moom mooy tax ñu bañ a organiser lii di élection yi président Macky Sall loolu la xam ne ci yéenekaay bi di Vox Populi dikkaat nañu également ci kàddu ya nga xam ne Mimi Touré daf ko nag dikkee renfort président Macky Sall di xam ne kon yenn doxalin yi nga xam ne moom la ñu gis ci opposition bi yenn kàddu yi ñuy yëkkati vraiment daraay républicain doxu ci baara dolli moo daan dolli moom ci ay kàddu ci li nga xam ne moom mooy mobilisation ba fu mu nekk ni nag kàddu yoomu yëkkati article 80 daf koy bañ ñay saaga la ñu ko jàppee kon nag jot nañu ko téyandi pour le moment aar Sénégal nee na ñu réew mi dafa tawat dafa jagadi te aar te ñoom ñoo yor saafara ba nga xam ne moom moo koy aar ñoom démb la ñu jëmmal seen ndorteelu coalition bi yi fësal nañu ci seen i point président Macky Sall tëj na coow li naan léegi mu jeex moom jeexal naka ni kii démb ndax nee na liste yi nga xam ne dañ leen rejeté nañu muñ te dem toog te defarwaat yeneen élection dina am ndax nag élection moom wax fa dëgg ne yàlla dañu koy tëgg fii ci réewum Sénégal blocage bu ñu ci mënti andi it bee ba ñu xam ne dañ leen tontu nañu leen war a tontoo ñu dikk ci Le Soleil le pays va faire ses élections ba tey président Macky Sall moom mooy wax ci yérekaay bi ma dolli ci réew mi quotidien moom it président Macky Sall noonu la tontoo Ousmane Sonko noo tontoo sa noonu moom noonu la ko tontoo donc xamal ne ko nag mars bi ngeen jëloon 2021 def ko référence bi askan wi génnee jotti yàq yenn yi dajji ay boutique bu ñu foog ne ñoom ñoo tax askan wi génne donc président Macky Sall noonu la leen tontoo nee na leen la woon mars 2021 du amaat élection yi dañu koy amal fii ci réewum Sénégal te dara du ko dindi ba tey moom mooy wax le quotidien ñëw ci menaces yi nga xam ne Yewwi Askan Wi daf koo def ak mobilisation bu ñu def remontada bi nag président Macky Sall démb la ko andi waaye remontada moom du wootewul mobilisation déclaration la def contre-offensive bu Benno président Macky Sall nee na élection dañu koy téye dañu koy organiser Aminata Touré tontu na ko nee na menaces yi nga xam ne ak insultes yi ñu nemmeeku ci yenn ci ay leaders politiques ñu ngi faral ci kujje gi menaces yooyu ku mu sañ a génn sa gémmiñ bi yeboo ñu xam ne deretu républicain dawul sa yaram yow bëggoo Sénégal alors les 14 réformes ngir aar Sénégal dafa nekk ci tawat Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe waa aar Sénégal nee nañu ñoom ñoo yor saafara si nga xam ne moom moo koy aar donc loolu seen projet démb la ñu ko fesal kàddu xalif général kullu murit suñu xalif bi moom nag mere na lool waa Inde ndax nag na nga xam ne noonu lañ doxalee jullit yi foofee Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ci l'Observateur Cheikh Abdou Bara de moom nee na fa mu tegoon ab tànkam teggi ko donte article 80 bi dal na ci kawam ba ñu ko auditionné nag ak yenn ci ay vidéo moom ci boppam nee na fa la mu waxoon teggi ko fa mu tegoon ab tànkam teggi ko te kàddu yooyee la gën a dëggal législative yi bu président Macky Sall nee na dañ koy amal donc loolu moom kenn du ko négocier waaye nag bu fekkee dafa dëggal ay kàddoom foofu ci l'Observateur Cheikh Bara Dolly Mbacké jàppal na Libération nee na dafa rasu de Cheikh Abdou Bara Dolly mii bi ñu ko woloo dafa rasu dafa delluwaat gannaaw waxaatul wax ji nee na moom de toute façon nee nañ wax ak déggin wax bi ku nekk ak na nga koy déggee wax neexul déggaa neex nee na moom li mu waxuma suufu dara. waaw lan la wax moom. déet moom kay comme article 80 day dooraate kay man su ma waxaatee lu mu wax moom est-ce que du man 80 tamit du tax sama kaw. amoon ma see jaarale. moom daal moom wax na ba tudd ay suuf. ay suuf nee na waxu suufu dara nag. moom daal nee na waa ji xaw ma lan ci suufu kii yi noonu yu muy def noonu moom mooy wax ba tey waxuma moom nee na nag biñ ko laajee mu ne mu waxuma suufu dara ku nekk ak ni nga déggee suuf gi. nu nga déggee yaa nu muy déggee suuf gi moom dafa fa nu mu koy déggee wala Birahim Ahmad ni ma koy déggee du benn donc wax neexul dégg na neex donc moom nag na mu waxee peut-être ni ma ko déggee ak El Hadj ni mu ko déggee du benn en tout cas moom nee nañ dellu na gannaaw ci ay waxam ne daa am lay def na ci ndox doon doomi wolof laa dama ko waxee laa ko dégg lan la wax suuf ok du ma ko netti ni yaa si ne boo duggee ci net bi di nga xool neel bindal Abdou Bara Dolly suufu léegi après l'exclusif dafa ñëw ci kàddu ya nga xam ne Ousmane Faye daf koy yëkkati Ousmane Faye nag nee na wax fa dëgg neex yàlla waaye Yewwi Askan Wi bu ñu wéetee nañu xaru ndax nag mobilisation bi nga xam ne ñoom la ñoo woote moom Ousmane Sonko rek nee na woon ay 200 000 nit lay woote nee na mobilisation bu ñu gis fii matul loolu donc coalition bi lëmm mën nañoo fees a place de l'Obélisque ma xam ne Ousmane Faye est-ce que mu ngi bët yi baax na place de l'Obélisque feesoon na de. est-ce que tamit bët yi baax na xam na ni wax amul. moom nee na mobilisation Ousmane mi wax xam na ni li mu wax. moom Ousmane Faye
xam na ni wax amul xam na ni obélisque dafa fees dell. kon boo taxawee loolu moo ma jaaxal. boo taxawee lan la ni amul li nga xam ne amul obélisque fees dell mais Ousmane Faye nee na place d'obélisque feesul. waaye Yewwi Askan bi ñu wéetee nañu xaru ndax li ñu waxoon amul. xam nga nee na moom li ci woote. nee na li ñu woote waa coalition bi yëpp moom la Abdoulaye Daouda Diallo woote woon sa Podor. waaw xam naa heure bi mu fi jaar. parce que man heure ma fa doon dem ay 11h midi. déewulaay déewulaay wax lu amul bu la dérangé wul noonu la neexee waxee. xam na ni dañu bëgg dem fees na dell. Ousmane nga baal ma li wax amul xam na ko. waaye nag ñoom nee nañ ko duñ la tontu léegi de moom Ousmane mii li mu wax noonu nee nañ ko duñ la tontu léegi xam nga tontu bi kañam. le 17 juin. la confirmation parce que nag waa Yewwi. oote waat nañu mobilisation nee nañ méga meeting bu mat. la ñu woote cette fois-ci le 17 juin nee nañ mus dool yi la ñu ko def mus dool yi donc ñoom ñi ngay woote waat le 17 juin enquête dafa ñëw ci li nga xam ne rek moo di les vérités de Macky wax nañ ñeenti dëggam waa Yewwi Askan Wi les Échos Cheikh Abdou Bara Dolly dañu ko arrêté 5 heures lañu ko auditionné 5 heures de temps moom nag dikkaat na ci li tax nga xam ne dañu ko téyendi kàddu suuf yi nga xam ne dikkaatu sa direct news nag moom nee na wax fa dëgg neex yàlla ku am kudd doo lakk président Macky Sall kon na wëri ay kuddoom fu mu nekk nii moom na wëri ay kuddoom ndax fu mu nekk xeex bi daf cee wéet moom kese ngay dégg moom mooy wax à part Aminata Touré nee nañ à part Bamba Fall ba nga xam ne boom Bamba si xol borom capital borom mbir naa ci xol direct news ne man Bamba Fall laay laaj bi Ousmane Sonko di jaar biir Medina di dox borom Bamba si xol ana fa mu nekkoon Bamba sama gaayin nga mais tontu lu nekk ci nee na mais borom Bamba ci xol fan la nekkoon bi Ousmane Sonko di jaar foofu ci Medina xam nga yéenekaay bi moo ko laaj ba pare yéenekaay bi nee na wax fa dëgg neex yàlla fu mu nekk nii kii di président Macky Sall dafa wéet ku am kuddu du lakk te moom wax fa dëgg neex mi ngi lakk de ndax ngaay dañu ko wër xeexu groupe la ñu ko def moom kese ngay dégg ay directeurs généraux ak ay ministres yi nga xam ne encaissé nañ ba noppi dem tëdd hôtel wala seen kër jëluñu seen wàll ci coow li bàyyi coow lépp ak président Macky Sall loolu nag yéenekaay bi dikk na si yéenekaay bi di bés yéenekaay également président Macky Sall nee nañ dafa riposté gars ñi dóor nañu ko kurpeñ moom it dóor na leen kurpeñ delloo leen yéenekaay bi dikk na ci li nga xam ne moom mooy coow li rendez-vous baa ngoog alerte moom moo ko joxe Yewwi lance l'appel du 17 juin kon nag rendez-vous bi nee nañ le 17 juin la sa place de la nation foofu ñu ko woote woon fa la ñu ko woote waat jullit yi sa Inde nanu fa nekkee jafe-jafe yi ñu fay jànkonteel kàddu yi ñuy yëkkati teg ko ci gën gi mindeef al Muntaxa Cheikh Mouhamed Muntaxa Bassirou Mbacké sunu xalif général bi wax fa dëgg neex yàlla mu ngi koy ñaawlu na ko ba fii ñaawlu yem ba noppi di sàkku ci ambassadeur bu Inde fii ci Sénégal mu daal di si jóg wax si ndax jéggalu en public ma jeexaleex la tribune Yacine ak agression bi nga xam ne digg bëccëg la Sénégal moom wax fa dëgg neex yàlla léegi agresseurs yi comme ni ma koy waxee rek keroog tës dafa mel ni ñoom dañuy jël si li ñu moom dañ lay romb nga dox sax ñu ñëw ne la jox ma nga jox leen te dem daa mel ni lii askan wi moom li yor ñoom ñoo ko moom dañ ko doon jël si soxna si gaare na si buntu banque bi Maris la xewee gaare na si buntu banque bi dugg récupérer xaalis génnaat dugg ci otaam bi mu duggee ci otaam benn waay fekk ko fa génneel ko gon tiimale ko nekk andi xaalis bi soxna si tiit ubbi oto bi daanu waa ji dugg ci oto bi ak gonam soxna si yuuxu bi mu yuuxoo nag mbooloo mi fëx dàq ji waa ji di daw daj ci impasse xam ne fii mooy daj dëpp gi mootul tourné mu génn oto bi di jéem a rëcc gaa yi téye ko gonam réer na ko gaa ñi dóor nañu koo dóor bañ koy bàcceel xewal xibaar yi mujj moo di dafa mujjee faatu waaw baax na waaw dafa mujjee décédé waaw mu mel ni nag ñu ngi toll ci fajal sa bopp fu mu nekk nii diggu bëccëgu Ndar kàmm waa ji am sañ-sañu génn pistoleem di agressé ab soxna su nga xam ne ni médecin la génn ci banque xam nga léegi noonu la ñuy def dañuy cible ñi ñuy topp duñ jël benn mambay mais dañuy bàyyi xool ba nga dugg ci banque bi ñu xam ne kii li mu retiré war na 10 xam nga ñu bëri ñu ngi naan est-ce que amuñu ay complice buñ génnee yow la ñuy topp moo tax ñu si bëri léegi bu ñu yóbbu xaalis man xam naa soxna soo xam ne léegi bu yóbbu xaalis Jakarta lay jëm en fait ñu peut-être ñu foog ne yorul dara mais bu yenn somme yi metti yi dañuy Jakarta dem banque ba déposé ko ñëwaat buy retiré mu xool nag nu muy def mais buy déposé moom day Jakarta lay jël dem non réew mi dafa metti léegi. metti na kii waaw yéegi na trop.
asalaamaaleykum sëriñ Abdou Bara Dolly Mbacké mi ngi ci garde à vue article 80 moo tegu ci kawam boo saaganee sax mun nañu yëkkati mbanaalan kiiraayam ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci gravité ay kàddoom maître Abdou Dialy Kane moo ni waxee dinañ ci dellu soit élection législative yi bëgg ak bañ dana am président Macky Sall moo yëkkati kàddu yi comme ni mu ko baaxoo ñaare bi wax lu ko soxal moom ci tugal loo koy wax ajee waxtaan bu mu seq ak waa RFI ak waa France 24 lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki nappkat yi Sénégal yi tagga témbe woon ci Guinée xibaar bu neex a ngi nii nee nañu des na leen bàyyi wala bàyyi dañ leen jàppoon depuis 25 mai bi ñu weesu des na leen bàyyi ginnaaw médiation bi nga xam ne Aliou Ndoye entamé na ko mooy ministre Sénégal bi yor di yëm ci wàllu napp daa demoon Guinée sport dinañ ci ànd ak Baye Manta Mboup yéen kaay Mame Mbaye Ndiaye lay doon moom mi ñuy àndal itam ci faram fàcceeg xibaar yi dama tàmm Mantoulaye ci bu ñu ngi koy masawu